salaamaaleykum maa ngi fay nuyoo man la madame Touré Rokhaya Diagne waaw ñi ma gën a miin sax di ma wax Daba Diagne waaw Albert waaye nag yàgg naa fi lool avant may nekk secrétariat médical bi ngeen ma fekk maa ngi nekkoon direction administrative waaw nekkoon fa ak ay nit yu baax a baax nag après c'est la soog a ñëw fii fekk fii madame Boucher waaw ñu liggéey bu rafet ñun ñaar ànd bu rafet. avant sax loolu ma nekkee direction administrative man ak Fat Diakhaté mi ñoo fa nekkoon après la Fat Diakhaté ñëw jiitu ma secrétariat médical waaw suñu waxee sax direction administrative man maa fa dalal Fat Diakhaté mi waaw ñu nekk yàlla boole ñu ànd bu rafet ba mu ñëw fii man it yàlla def ma nekk administration direction boobu ba ñëw fekk ko fii ñu fekk fi nag madame Boucher muy mag mu baax a baax waaw tey lii ñu man tey ci secrétariat médical bi lépp nañ ko gërëme madame Boucher moo ñu xamal ne liggéey da ngay ñëw waxtu liggéey da ngay wàcc waxtu. kan moo doon madame Boucher. madame Boucher moo doon secrétaire médical bi nga xam ne moo coiffé woon bureau bi waaw di nit ku am fulla nit ku am fayda nag ci liggéeyam nit ku am rigueur sa la mu daan def ñun moo tax tey liggéey bii ñu man tamit ba man ko di ko def ànd seex fulla ànd seex fayda bu ñuy gërëm. ndax nee nañu kat lëg bu màccee aloom na ko gërëmee coy nañ ko gërëmee madame Boucher. ndax duggee léegi yow. ñaata at nga fi def ci Albert Royer. ah yàgg naa fi nag yàgg naa fi trop ci Albert Royer gii waaw ndax presque sama xale yëpp Albert Royer gii laa ko defee ba yàlla def tey ma doon fi mag ba nit ñi naan ma mère ñi naan tante kon nag nga xam ne yàgg naa Albert Royer ba teraanga it fekk ma nag ci Albert Royer ma dem fi mag. kon nag yàgg naa biir Albert Royer gi. lan mooy seen liggéey fii su ngeen xëyee suba ba ngoon jot. ah bu ñu xëyee suba ba ngoon jot bu ñu xëysee dañuy toppatoo consultation yi consultation de spécialité yëpp fii lañ koy defee waaw mais du toujours la ñuy am même consultation yi comme lundi am nañu benn consultation mardi am nañu 4 consultations mercredi am nañu 3 consultations jeudi am nañu 2 consultations. vendredi am nañu tamit consultation ce qui veut dire toute la semaine am nañu ay consultation waaw consultation de spécialité yëpp fii lañ koy defee chaque jour am nañu ay consultation amuñu benn moment de repos ci consultation. yan spécialité la en général. am nañu asthme am nañu neuro ñun ñooy def asthme ñun ñooy def neuro ñun ñooy def écho-cœur ñun ñooy def cardio ñun ñooy def neuropsychiatrie. waaw si biir neuropsychiatrie bi tamit am nañ ci consultation neuropsychologue bi am nañ ci consultation orthophonique bi waaw bu ñu ne asthme bi tamit dafa am jour boo xam ne asthme la ñuy def pour xale yi am à partir de 6 ans ba jëm 15 ans bu ñu ne pneumo tamit dafa am xale yi nga xam ne à partir de 0 lay commencé ba 5 ans ñooñu après ñoom ñooy dugg ci consultation asthmatique yi noonu la ñuy gérer consultation yi. léegi est-ce que am na ci. bu ngeen doon def tey observation. ci spécialité yi ban mooy bi nga xamante ne fa ngeen di ëpp ay recherche fa la nit ñi di gën a bare en général ba liggéey bi tax ci journée boobu. lu mel ni consultation neuro kooku moom nit ñi dinañ bari consultation pneumo tamit c'est la même chose asthme bi c'est la même chose cardio bi c'est la même chose parce que yenn saa yi dinañ fi am ay consultation pneumo wala asthme wala cardio plus de 30 malades. ci benn bés waaw bu ñu xoolee mardi bi passé suñ consultation pneumo bi rek rapporté nañu 35 malades waaw xam nga kon loolu bari na neuro bi léeg-léeg yenn saa yi dinañu am ay 20 ba 20 et quelques malades tamit consultation yi daal defe naa ne bu si xaw a yamamaay bariwul ci nag. naka ngeen di gérer flux beeg nit ñu bari ñii te ñaari nit kese ngeen fi ci. très bien niñ koy gérer mooy bu ma teelee xëy si damay séddale consultation bu nekk malade bu nekk bu fa jëm. du ma toog nag di xaar que madame Guèye ñëw wala madame Guèye toog di ma xaar ma ñëw ku njëkk ñëw su ma xëysee nii comme bu ma dajee am consultation neuro am madame Guèye am écho-cœur ma am pneumo damay def mooy jëlee fii ñaari malade jël fii ñaari malade jël fii ñaari malade en attendant que madame Guèye ñëw noonu la ñuy gérer ñun suñu consultation. yenn saa yi tamit xale yi nekk pavillon K bu ñu ñëwee fekk ma nekk ci consultation neuro bi ñu jël si seen dossier yenn saa yi ñu jàppale ma tuuti. si consultation pneumo bi dafa ma quelques dossiers yóbbu
man ma continuer sama consultation et en même temps tamit di continuer malade yi jógee ci suñu consultation yi ñu di leen jox rendez-vous en même temps mais noonu lañ koy gérer. ñaata at ngeen def exactement yow déjà sax dañu njëkk a waxal ñaata at nga defagum fii ci secrétariat médical bi. fii bu may xool presque def naa fi 19 ans secrétariat médical bi def naa fi 19 ans muy tamit bureau boo xam ne ñu ngi ci jàmm complicité dëgg la ñuy liggéeyee. dégg comme ni ma la ko xëy bi fi madame Boucher nekkee ba nii ma ñëwee ak madame Guèye ñu nekk fi di fi liggéey entente bu neex lañ fi am suñuy patron tamit patron yi ñu fi jaaral yëpp entente rek la ñu am ak ñoom professeur Ousmane moom du suñu patron suñu frère la ndax moom jàppee ñu sax ay secrétaire ay sœur la ñu jàppee gën ñoo oyofal liggéey bi gën a neex entre nous noonu rek lañ ko jàppee bu dee nag satisfaction bu ñu am ci bureau bi bari na parce que maman yi di nga si dajeex maman yoo xam ne franchement elles sont reconnaissantes di nga si dajeex parents yoo xam ne franchement ñu baax lañu di nga si dajeex parents yoo xam ne je le redis encore ñu baax lañu teraanga nag bu nekk fekk nañ fi si ñoom ñii di ñëw fii waaye it nag lu mitti lu nekk tamit fekk nañ fi ndax dañ fi dajeex yenn saa ay parents yoo xam ne da ngay bëgg a jóg rek bàyyi constatation bi loolu nag yàlla moo ko def ñii dinañu wax waaw ñii ne déet loolu yàlla moo ko def mais à part loolu ñu ngi sant yàlla daal ñu ngi sant yàlla parce que ñun ñi fi bokk di liggéey juboo nañu ànd nañu doon nañu benn te am nañu nag complicité xam nga liggéey loolu rek moo ci neex waaw. wax nga ni 19 ans ngeen fi def fukki at ak juróom-ñeent bari na. certainement am na ay génération pédiatre. yu bari yu ngeen fi daal yoo xam ne nekkoon nañ fi ay interne. ay DS tey ñu nekk ay kilifa wala bu dikkuwaat nekk ay kilifa. hôpital bi. seen rapport ñoom ak seen. comment vous gérez ça. waaw comme ni nga ko waxee waaw fi mu ne nii guddi yi ñu toll nii presque médecin yi fi nekk patron ak yëpp fi la ñu fekk tey ñu doon fi tey ay patron waaw ku mel ni professeur ñu nag moom ñoo fi nekkandoo ba tey Ousmane ba tey mu doon fi patron waaye soppeekuwul benn yoon nañu nekkee woon ak moom tey la ñu gën a jàpp tey la ñu gën a jox suñu gëdd tey la ñu gën a respecté te loolu lu neex la waaw ñeneen patron yi fi nekk tamit tey ay patron bi ñëw fi la ñu fekk waaye tey jii ñu doon tey ay patron tamit taxu leen a soppeeku taxu leen a changé jox nañu suñu wàccuwaay ba mu mat sëkk loolu nag ñu di leen si gërëm bu baax a baax ndax mënoon nañoo doon ay patron soppeeku danañ ñi ay simple secrétaire lañu waaye soppeeku ñu xam nañ ne ñun ñooy ñan xam nañ ne fi la ñu fekkoon Ousmane moom su ma koy wax dama naan mention honorable ndax tey nag lu ñu tey bu ñu yaatoo tey ba mën a toog nii am fitu taxaw di wax ay waxi Ousmane amuñu lu dul nekk mention honorable gërëm nañ ko sant nañ ko kontaan nañ ci moom waaw parce que suñu liggéey ak moom neex na trop yeneen patron yi fi jógee it liggéey nañu ak ñoom liggéey yu rafet waaye donc danga ma ne ñi nga fi fekkoon te tey ñu doon ay patron ñooñu laa la bëgg wax ne tey dara soppeeku si suñu diggante ak ñoom tey lañ ñu gën a respecté tey lañ ñu gën a naw tey lañ ñu gën a teg suñu place DS yi fi nekk tamit médecin yi fi nekk tamit ñoom ñëpp gërëm nañ leen ndax yaay rek la ñuy wax sax léegi xam nga jamono soppeeku na waaye yow mii sax yaay nga ñuy wax ñun temps yii kay am na ñu doon wax yaay tey ñoom ñëpp yaay la ñuy wax DS yi fi nekk étudiant 7e année yii ñuy wax ñëpp yaay rek la ñuy wax mère loolu tamit sant yàlla la wax fa dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax nag waaw Albert waaye daal ñun bu ñuy wax dañ naan delloo nañ leen njukkal ñun delloo nañu xale yi njukkal man de li may wax man dama ne Albert waaye man awma fi sens interdit ndax ñëpp jox nañ ma sama cër ki fi gën a ndaw ba ki fi gën a mag patron yeex médecin yeex DS yëpp ñëpp jox nañ ma sama cër te service yëpp nag foo fi dugg si Albert waaye ñëpp a ngi fa wax man ñëpp ngi reex man amul infirmier bi amul docteur bi amul keneen waaw man daal man ak Fatou dañ naan mention spéciale ak personnel Albert waaye bëgg nañu teg nañu suñu place. Merci beaucoup. waaw yow tamit teg nga ñu suñu place Maguette tamit teg nañu suñu place. waaye kontaan nañu daal si xale yi Albert waaye kontaan nañu nag si suñuy patron ndax lu ñu fi yàgg nag am nañu ay patron kontaan nañu suñuy patron waaye comme ni ma koy waxee daal Ousmane moom fa dëgg yàlla bu ma ko waxee Ousmane nag du par manque de respect mais miineel la gu fi yàgg moom daal dama ko naan mention honorable suñu xol sedd na toog ci moom. aleykum salaam Ndeye Khady nuyu nañ leen man maa ngi tudd madame Guèye Fatou Diakhaté
Je suis secrétaire médicale la fille Albert Royer depuis 1988 nag laa fi ñëw. fan ak fan nga jaar laata ngay egg secrétariat médical. waaw bi may soog a ñëw maa ngi en 88 maa ngi woon direction comme stagiaire en quelque sorte parce que dama waroon def des soins médicaux parce que si secrétariat médical soo koy def da ngay def des soins infirmiers donc bi ma fi nekkee 88 dama daan ñëw le matin dem dans les salles j'ai fait toutes les salles ma def soins l'après-midi ma ñëw nekk direction ak ñoom madame Touré à la direction. L'après-midi je faisais du secrétariat et le matin je faisais des soins infirmiers. kañ nga ñëw ci secrétariat médical bi. secrétariat médical bi maa ngi fi ñëw en 89 en 89 laa fi ñëw commencé fi comme stagiaire léegi parce que il fallait ma def un rapport donc bi ma fi defee quelque temps fin 89 bi ma ñëw fekk fi madame Boucher ak notre ancien patron le professeur Mouhamadou Fall bi maa ngi koy ñaanal di gërëm parce que dafa génn àdduna paix à son âme ma fekk leen fii recevoir ma si la soog a commencé fii secrétariat bi ma ñëwee fii nag arrêté naa les soins infirmiers secrétariat rek laa doon def fii ak madame Boucher vraiment ñu nekk ñu baax professeur Fall dem si yàlla ji nekkoon mag bu baax bu ñu jàppee moom dafa jàppee woon ñëpp comme ay doomam bu baax macha allah ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk yàlla yeesal yërmande si kawam ma nekk ak moom nekk ak madame Boucher vraiment madame Boucher lépp lu ma gën a xam si secrétariat moom moo ma ko jàngal parce que dafa doon nekk nit koo xamante ni dafa am rigueur am personnalité am caractère vraiment bëgg liggéeyam di xëy si teel gis man dama daan ñëw sax 7h30 su ma ñëwee pour moom loolu damaa tardé parce que fii moom bi mu fii nekk à 7h on était là on venait très tôt le secrétariat médical est toujours ouvert à 7h30 le secrétariat est ouvert ndax moom loolu yëpp tax rigueuram donc ñu nekk fi nekkin bu rafet di liggéey bu rafet macha allah yor consultation yi yor en même temps le travail du secrétariat surtout que les patrons yi fi nekk c'est des universitaires donc il fallait faire le courrier la correspondance bi nga xamante ne day jóge fii jëm université ak correspondance bi nga xamante ne c'est au niveau du service donc on gérait les étudiants aussi les étudiants de 5e année les 2e année les 7e année les étudiants du DS ñoom ñëpp comme fii lañ leen di encadrer donc ñun ñëpp ñooy mujj nekk seen secrétaire il y a plein de choses toutes les consultations de spécialité aussi fii lañ ko ubbee mën naa wax. est-ce que loolu léegi changé na bu ngeen di aviser malade yi ñuy bañ di déplacer voilà léegi bu fekkente ne ñun jox nañ la rendez-vous médecin bi am lu ko gàllankoor ne du ñëw daf ñuy envoyer toujours message s'il nous envoie le message avant le jour de la consultation ñun dañuy jël suñu téléphone on prend nos propre téléphone au malade yi pour ñu bañ a déplacer wu parce que bu ñu déplacé woo ñëw ba fii xamoo malade bi fu muy jógee sori naam sorewul dagg paasam ñëw ba fii ñu ne ko médecin bi nekku fi xam nga loolu day poser problème malade bi lu nekk mën na la koo yàq te bu boobaa yaay tooñ yaa dul nekk si yoon léegi bu defee noonu lañ leen kiiwee bu fekkente ne nag am na si ñu ñëw parce que y a une urgence dañ leen di seetal médecin dañ leen di orienter SAU médecin yi seet leen foofu lever urgence bi après moom mu ñëw si prochaine consultation bi ce motif de satisfaction depuis ñu nekk ci secrétariat médical wax nga ko rëcc ngeen di am fii souvent ak malade yi bari ñu leen di dajal lan moo fi sa motif de satisfaction loo xamante ne tey vivre nga ko fii mu neex la
lu des sa xel par rapport ak yow ak xale yi ngeen di faj ak seen parents lan lay doon tey soo mën la sama motif de satisfaction dëgg xam nga lan la mooy ñi précédé sax professeur Ousmane damay koy jëlale damay wax ñi ko jiitu parce que bu mu fi toogee tey ba ñuy wax lu ñu neex ak lu ñu naqari ci service bi ñi ñu jiitoo tax nit bu ki ngay jàngal liggéey wan la liggéey ngay def sa liggéey normalement correctement ba kenn du ci gis benn défaut kooku amoo payam donc maa ngi remercier madame Boucher bu baax maa ngi koy gërëm di ko sant parce que xëy na bu dul woon ak moom rigueur bi ñu am tey ak malgré malade yi li ñuy bëri ci hôpital bi di ñëw ci suñu consultation spécialité yëpp ñu mën ko di gérer te duñu ci kii c'est parce que xëy na rigueur boobu ak ni mu ñu jàngalee liggéey ñu di koy def di koy réglementer comme il le faut xëy na loolu moo tax su ko weesoo liggéey xam nga bu fekkente ne ki ngay liggéeyal da ngeen nekk ci jàmm ngeen di liggéey ci jàmm amul benn ñagas-ñagas bu am seen diggante liggéey bi day neex muy madame Touré madame Boucher nekkatu fi de mais madame Touré mu ngi fi madame Boucher bi mu fi nekkee man ak moom ak madame ak Daba yëpp tamit dañ daan wax madame Boucher nii la mel ni madame Boucher melul leen elle est très bien elle a un bon cœur mais dafa am rigueur ak ay principe rigueur nit nag bu amee rigueur am yenn principe yi soo bëggee jàllalee principe yooyu rek da ngay gis naqari deretam donc ñun mënuñu woon gis naqari deretam parce que tout le temps ñu ngi doon liggéey li malade yi di bëri ñu ngi liggéey di fo di wee di kii ci jàmm loolu moo continuer nag maak madame Touré ñuy doxalee liggéey bi ci noonu di fo di wee di décompresser parce que malade yi boo leen di topp ak ni ñuy ñëwee ñuy ñëw ak seen naqari deret yow fekk la nga toog nga ñëw wan leen ne yow yaa leen gën a naqari deret du sotti malade bi ñëw ak naqari deret da ngay jàpp ne kii dafa am malade xëy na ni malade am mel moo tax mu ñëw ak naqari deretam boobu bu ko defee yow da nga koy dalal des fois mu ñëw di la yuuxu sax nga bàyyi ko mu yuuxu ba pare nga calmer ko fii ça nous arrive tout di nga si gis nag ñoo xamante ne loolu sax taxul ñu calmé wu dinañ la saaga ñun à plusieurs reprises dañ ñuy saaga fii di kii léeg-léeg professeur mooy génn sax ne ñu noppi leen bàyyi leen tëj leen rido yi ngeen calmé wu tuuti parce que yenn vraiment agression la mais yëpp après dañuy kii bàyyi calmé xëy na ay jamono rek parce que même malade boobu la saaga noonu mooy dellu sewaat ñëw di excuser wu wala kersawu dellu se yóbbante jabaram wala yóbbante keneen jox la cadeau wala yu mel noonu xam nga loolu tamit da ngay xamante ni nit rek la dafay xaw a sedd xol da lay motiver tuuti malade yi vraiment teraanga bu nekk dinañ ko am si malade yi man keroog rek maa ngi koy wax suñu kër nee naa leen man mënumaa xam tissu nangam naka lay jar ak ñaata lay jar parce que su la ko malade yi mayul des fois personnel yi xale yi fii nekk si service bi vraiment amuñ ci kenn parce que ñun bi ñu fiy ñëw ba léegi man bi ma fi ñëw xale laa amaguma woon jëkkër disquette laa woon comme yéen mais léegi mère laa ñëpp mère lañ may wax que muy xale yi nekk ci service bi que muy étudiants yi ñëpp mère lañ ñuy wax donc mënatuñu ko bañ parce que effectivement ay mag lañ sooy liggéey ci service nag nekk fa xale ba nekk fa doyen dootoo xale. D'accord sànq gis nañ la nga jug génn secrétariat bi dem salle de cours. kon seen liggéey jug di génn dem ci yeneen yi da ci bokk. Même les consultations qu'on gère des fois bu ñu defaree dossiers yi ba yóbbu envoyé malade yi ñu dem ñun léeg-léeg ñooy yóbbu dossier yi parce que malade bi mënoo defar dossier bi jox ko de ko demal bu demee dal na naan man maa jiitu wala kii mooy jiitu def dossier yi nu mu ko neexee pour rek jaaral yëpp si yoon comme y a une liste et c'est par ordre d'arrivée ñun bu ñu defaree dossier yëpp ñun ñooy jël yóbbu wala infirmière bi nekk si consultation concernée bi moom mooy ñëw jël si dossier yi mu yóbbu. Sànq bi may dem salle de cours aussi y a les médecins qui préparent l'agrégation ñoom ñooy ñëw def léegi planche
planche mooy tàggat genre entraînement bi ñuy def boo xamante ne ñoom bu ñu demee defi ji agrégation si loolu la ñuy leen di jox. ça veut dire dañuy def seen titres et travaux def ay études de malade def yooyu yëpp dañ koy présenter ni ñu koy defee foofu suñu demee examen yooyu lañ leen di entraîner fii pour xool ndax maîtriser nañu li ñu war a dem jàng defi ji à l'examen. lan mooy rôle secrétariat médical ci planche bi. ñun secrétariat médical bu planche amee dañ leen di defal xam nga day am ay pause xam nga et puis y a des fois deux médecins yuy présenter donc dañ leen di jëndal de l'eau de la boisson jëndal leen ay sandwich wala defal leen ay barquettes pour ñu koy grignoter wala jëndal leen ay gerte defal leen café ak yooyu pour ñuy bañ a stressé loolu tamit daf say bokk parce que munoo wax ci suba ba ngoon pendant 3 heures de temps des fois te doo ci boole naan wala nga sàqami tuuti dara loolu moo tax ñun ñooy dem préparer yooyu yëpp comme ni ñuy def durant les congrès c'est la même chose qu'on fait s'il y a planche wala des fois s'il y a réunion. donc congrès da ngeen ci impliqué ak seen séminaire yi. bien sûr congrès yi ñu fi def depuis UNAPSA ba congrès SOSEPED yi yëpp tout le temps le secrétariat est impliqué parce que ñun ñooy préparer tout ce qui est courrier pour le congrès avant et après le congrès ñun ñoo koy préparer donc on est obligé d'y être pour gérer le secrétariat. Voilà, les documentations, les badges, le courrier, les inscriptions, etc. Avec les délégués et tout. ñii di planche tey ñu ngi waaj agrégation donc promotion agrégé yu bari jóge nañ pédiatrie nekk agrégé jóge nañ pédiatrie sans plutôt ñëw nekk agrégé seen relation ak ñoom tey parce que jóge nañ ci benn statut yéeg ci beneen. bi ñu fi nekk ndaw yéen a ngi fa woon tey ba ñu dem ay poste de responsabilité. maa ngi ko wax sànq mais dama koy yeggaliwul sax bi may wax professeur Ousmane dama doon ñëw si moom mais après kiiwuma Ousmane professeur man du ma dañoo tàmm Ousmane bi parce que boobu du ma woo sax ma liggéey moom Fatou rek lay wax Fatou Diakhaté day jaar sama tur loolu day wane familiarité bi am depuis nee naa le professeur Fall moo fi nekkoon professeur Fall jóge na fi retraité après professeur Kouakovi moom Dantec la nekkoon def ci quelque temps mu dem professeur Dembel Sow après professeur Mouhamadou Sarr jaar na fi dem après professeur Ousmane Ndiaye ñooñu ñëpp man mun naa wax ñoom ba à partir de professeur Mamadou Ba professeur Mamadou Ba dama ko fi fekk en tant que assistant nga xam ne yàgg na professeur Fall laa fi fekk comme professeur. Bonne année la woon à peu près. Yàgg na est-ce que du woon vers les années 99 2000 yàgg na. Je ne me rappelle plus mais xam naa ne yàgg na waaw man maa ngi fi ñëw 99 mais nekk naa fi ak professeur Fall ba vers les années 98 ou presque 2000 hein après nag ñeneen ñi ñëw parce que université c'est comme ça soo atteindre limite d'âge bi après da ngay dem keneen ñëw c'est par ordre. Ousmane nag moom Ousmane suñu frère la professeur Ousmane man bi ma fii ñëw professeur Ousmane était interne c'était interne des hôpitaux nekk fii à la salle d'urgence comme man je faisais des soins infirmiers le matin donc miinoon naa leen dans les salles bi ma ñëwee secrétariat médical fii donc ma gën leen miin parce que patron bi professeur saa yu may yónni daf ma daan yónni si Ousmane oowali ma Ousmane ñëwal defal nii si laa xam ne ñii ñooy interne ñii ñooy DS ñii ñooy lii ñu nekk fi nag nekkin bu rafet fii
mel ne que on vivait en famille parce que temps bi ñu daan passé fii bien que dañ daan liggéey matin et soir dañ daan liggéey ba midi ñu wàcc dem ñëwaat mais man comme mère bi ma nekkaloon moom elle est de Rufisque moom da daan toog ba 14 heures mu ñibbi bonjour waaw mu ñibbi léegi bu ko defee man damay enchaîner tuuti ba patron bi ñibbi man ma dem c'est comme ça qu'on faisait mais man daanaa commencé journée continue sax te boobu journée continue amul mu ngi noonu après nag si la ñu commencé di def journée continue ba 17 heures ak et cetera mais avant da nga daan liggéeyi ba midi nga wàcc dem dellu sewaat 15 heures liggéey ba sa heure wàcc jot 17 heures nga dem ñibbi c'est comme ça qu'on faisait avant mais après nag la ñuy def journée continue kii nekk fi interne ba mu jigi mu nekk assistant ñu professeur yebal ko pour mu dem Abass Ndao ubbi ji le service c'est lui qui a ouvert le service de pédiatrie de Abass Ndao mu nekk Abass Ndao ñun ñu des fii à un moment donné sax ma doon bëgg a xëcc ci Abass Ndao ma nekk non man su ma xësee ba miin fenn dafay xaw a jafe si man pour ma kii tout le temps dañ ma naan naka nga mënee nekk si benn service rek pendant des années sans nga bouger changer j'ai fait des stages nag ailleurs si yeneen kii yi mais fii dama fi nekkoon ak ñoom min madame Touré direction miinoon naa leen min ñoom madame Boucher on était un groupe heure añ sax pour te dire bu jotaan ce qu'on faisait ñu daan cotiser bu heure añ jotee kenn togg ñu yóbbu ko fee direction ñun ñëpp direction lañ daan añee bu ñu añee temps boobu direction Adama Kane laa fekkoon comme directeur daf daan dem jënd boisson jënd ay fruits yëpp ñuy toog suñu añee ba pare non ñun doo xamee sax kan mooy kii kan mooy patron kan mooy loolu suñu paree ñu ñëwaat fii toog on était une famille on était une vraie famille léegi nag xëy na nit yi ñoo commencé bëri si personnel bi dañoo bëri nekk de personnel bu jeune xëy na aussi fekk ñu fi ñeneen ñoo xamante ne dañ leen daan teg parce que ñun wax naa ko madame Touré dama koy wax toujours xale yi nee naa ko ñun bi ñuy nekk fii amuñu woon droit xëy le matin te doo yëkkati sa téléphone boo mënul dem ba si yenn service yi nga nuyoo surtout direction parce que ñun foofu la ñu min da ngay yëkkati sa téléphone nga nuyu leen nga ne ku nekk bonjour accident kii jàmm santé après nga toog commencé sa liggéey c'est comme ça qu'on faisait koo gisul benn fan di nga xam lan si lan la nekk lan moo tax ñëwul on était une vraie famille ñii suñuy pap la ñu woon ñii suñuy yaay ñii suñuy frère ñii suñuy sœur mag nga fi am ak kii ñun xale yu ndaw yi ñun temps boobu xale lañ amul lu ñu defalul mag amul ñun ñoo yoroon seen i tànk ñoo yoroon seen i lépp dañ ñu daan def te on le faisait avec le cœur dañ ko daan def te duñ si am benn xaar ma yàlla mag ñemeñul woon yónni la ne la demal ma tel service laajteel ma lii wala utal ma rendez-vous wala defal ma nangam te doo dem dañ daan dem te dañ ko daan def parce que c'était normal pour nous c'était normal parce que daf ñu war loolu lañ ko te réccu wuñu ko tey parce que fi mu nekk nii hôpital bi service bu ma mënti dem mënuma fa dem te duma demander service te duñ ma ko may parce que dama fa yàgg di dem di yóbbu courrier wala di kii parce que c'est comme ça qu'on travaillait. ce message booy jox jeune génération bi. jeune génération bi de message bi ma leen bëgg a jox dëgg mooy ñu jàpp te fonk seen liggéey di xëy si à temps xam nga liggéey xam nga bu lu mu bëri lu mu métti bu fekkente ne da nga naaje même ñun ñii sax léegi damay arrivé man surtout léegi jamono ji may tardé ak yu mel noonu mais su ma tardé rek day feeñ sama liggéey parce que damay def sama liggéey à la hâte di gaawantu di kii je suis un peu stressée mais bu fekkente ne da nga teel a ñëw nga def sa liggéey comme il le faut mais doo yëg bit boobu parce que maladie duñ ñëpp duñ ñëwandoo dañuy ñëw par groupe mais su fekkee ne teel nga ñëw di nga am temps def sa liggéey correctement
kii ko te doo sonn doo stressé donc jeune génération bi daal li ma leen di ñaan mooy ñu gën a doon benn gën a jàppoo fonk seen liggéey def seen liggéey correctement di loolu jàppoo nekk benn parce que gis nga ànd bu rattaxee rek liggéey bi day rattax bu yëpp jaaree yoon lépp su xol yi tàppee rek lépp day neex même nii ñu nekkee nii ñun suñu nekkin bi nii boo leen gisee fii ñëppay dugg ñëppay génn du étudiant du kii vraiment c'est une relation vraiment saine. Voilà c'est sincère sama ànd ak Daba c'est vraiment sincère bien que ay mbokk lañ mais mbokk bi liggéey bi sax ak a jiitu parce que si biir liggéey bi la ñu gisee ne ñuy ànd bu rafet ba mbokk feeñ fi te xamuñu woon sax ne ay mbokk lañ tu vois donc ñun Sénégal mën nañu wax ni ñëpp ay mbokk lañ ba parce que kii bu dul sa mbokk xëy na ka mu xam sa mbokk la wala yu demee noonu donc ñuy bañ a ñaawoo rek di rafetoo si liggéey bi rafetoo si lépp rafetoo si ànd bi di def yëpp avec sincérité. Merci vraiment Ousmane nag moom ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm parce que Ousmane daf ñu jàppee ay rakkam ñun ñu jàppee ko mag man de mag laa ko jàppee parce que dañ fi nekk ak moom di màgg ba bi mu jógee Abass Ndao dafa dellu si waat fii nekk fi comme chef de service mais du ñu jàppee ne kii patron la kii secrétaire doo ñu gisee ñu toog ak moom di waxtaan danga naan sax kii patron bi est-ce que ñii ay patron ak secrétaire la parce que loolu la ñu xam loolu lañ ñu tàggatee ñun ñëpp ñun noonu la ñuy xam on vivait en famille di liggéey te terewul dañuy liggéey suñu liggéey correctement après suñu heure wàcc bu jotee ñu dem ñibbi ñun duñu dem fenn dañuy toog fii di waxtaan suñu waxtaan ku ñëw bokk si waxtaan bi wala moom sax léeg-léeg mu génn fii ñu toog waxtaan kii ba mu duggaat ci bureau ñun ñu toogaat continuer def suñu liggéey. di ñaanal ñëpp di leen di gërëm yéen yi tamit gis nga yéen xam nga bu fekkente ni yéen da ngeen di ñëw xale yi fii si service bi lu nekk lañ leen di yàq mais koo si wax rek dafay ree xam nga loolu te fekk relation bi ñu am ak moom moo tax bu fekkente ne woon meluñu woon ak ñoom noonu koo si wax benn dala naan fukk delloo la ko mais que muy xale que muy mag que muy ndaw ñun ñëpp dañu jàpp ne rek ñun benn lañ ñii suñuy doom lañ ñii suñuy rakk lañ ñii suñuy kii lañ donc daal alhamdulilah ñu sant yàlla